loo dosé wul sax mënoo ko jëfandikoo. jigéen ji togg añam moo xam ceebu jën la togg wala mbaxal dosé wu ko suuk xorom si dosé wu kaani gi buñ la ko tegalee doo ko lekk kon problème mu dosage c'est évident lu jaadu la nit lu ma mënta dosé munu cee faj waru cee faj loolu d'accord naa ci waaye nag dosage u garab ki ko gëstu xam ko jàng ko gëstu ko kooku mën na la wax ni lii mooy dosé garab parce que garab dafa am tubaab naan toxicité loolu tax ñuy wax garab boo gis yoola li si ëpp am na si garab yoo xam ne amul benn toxicité lii tax garab sax nga ki nga xam ne li tax ñi nga xam ne xamuñ garab te yëngu ci faj naan dañuy faj te yëngu ca def ay toj-toj mooy xamuñu sax lu géej gi di riir ñu sóobu ca biir géej ga kooku day labal ku mu àndal mais boo xamee ni par exemple boo amee 290,6 milligrammes de nangam ci nangam à partir de nangam la toxicité di ñëw c'est-à-dire dafa am garab yoo xam ne foog nga utiliser ci nangam nit ki soog a mën a feebar waaye lu weesu loolu moo ngi mel ni ki ne la mango dafa laaj dosage boo jëlee mango wala nga jël xaal di ko lekk woo ko mu daw sa biir wala mu indi ay jeexital moo ne day meññeenteef la de pourtant garab la moo tax kii wax garabu olof garabu nangam da ngay bàyyi lekk ceeb bàyyi lekk xaal parce que ay garabu olof la cere garabu olof la c'est pour te dire que amul dosage mu aju nga xam ci nangami gramme wala nangami milligramme ci nit ku am nangami kilo wala am nangami at lii bu ko naanee dana toxique si moom dana jeexital ci rein bi dana jox ko insuffisance rénale mbaa mu def jeexital ca langam loolu itam noonu la amee ndax ci garabu tubaab bi nga xam ne dafa am ay métaux lourds am ay plombe ñëw déposé wu ci rein bi déposé ci foie bi yàq ko moo ci gën a gaaw da wax leen am na yenn doom ñu ni jaay 100 francs muy faj bopp bi metti benn doom boobu moo gën a aay moo gën a garaaw nga jëloon tey ngeer mu bëri naanandoo ko donc dosage effectivement mooy nit ki ñun xam nañ lu ñu dosé garab mën nañ la wax garab sàngam yemul ci dosage c'est l'art aussi de combiner les plantes léegi gis nga faj art la faj dessinateur bi du mooy artiste bi wala waykat bi le véritable artiste ci dëgg-dëgg c'est l'art de combiner les plantes c'est le phytothérapeute ki nga xam ni mën naa jël gàncax sànkam mu xam ne acide bi ci nekk gàncax bi acide bi ci nekk acide bi C nangam 10 plus H 18 plus C 24 plus H nangam boo ko boolee day jur nag danger mën naa jël ay garab man yoo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo keneen di ko jëfandikoo ma booleel la ko pour posé na ci nit moo ne garab yooyee benn bu ci nee boo ko séparé mu faj non seulement il faut nga xam yan garab ne composé yan garab ñoo mën a ànd xam nga booy togg ceebu jën jël suukar jël lem jël kaani jël poobar def ci toggatoo il faut nga xam garab bi ban molécule moo ci nekk garab bi ban molécule moo ci nekk yow artiste li tax ma ne artiste la di nga gis artiste boo xam ne day jël suuf bu weex ak suuf bu ñuul génne la ci couleur bu verte c'est l'art de combiner les plantes l'art de créer l'art de penser l'art de chercher les plantes gis nga plante sëñ bi xamal lan la dafa neex xam-xam la mais du xam-xam boo xam ni foo nga koy dund di ko mos di nelaw ci wetam di ko xool am na garab boo xam ne du ma ko wax fii su ma la ko tegaloon fii baxal ko nga xam ni c'est des recherches gisaguma tubaab bu ko bind maa ngi koy bind sama livre bi nga xam ne maa ngi ko tuddee véritable trésor plante boobu teg naa ko fii baxal naa ko teg naa ko bàyyi naa ko fi toog naa ba benn heure xam naa ko plante bi dafay lan def réchauffement du plante dafay baatal boppam loolu subhanallah est-ce que tey ki dundut ak plante bi dëkk plante bi nelaw ak plante bi faju ci plante bi ñuy wax ay comité ñu leen di woo parce que am na ñu fi ne def association yoo xam ne da nga leen di woo xamuñu ñu ne la waxal plante day yàq rein nga la waaw gongo waxal plante dafa baaxal ci foie nga ne waaw gongo ki la koy def yëkkati pass la jox la yëfi ñàkk fayda yooyu ñàkk xam-xam gu toll noonu ak xam-xam nee naa la Ibn Sina di Avicenne nga xam ne li mu xam ci plante moo njëkk a gëstu ne benn plante mën na nekk góor fal nabtu waaxidu yajmahu fiihi zukuran wa unsa
fa tatawalladu fiihi mu ne benn plante boo xam ne genn plante la ci benn plante bi mu góor ak jigéen wax ma góor jigéen de benn plante boo xam dafa boole nekk góor nekk jigéen plante boobee bu góor bi di séeg bu jigéen bi ñuy jur loolu Avicenne Ibn Sina moo ko wax. leneen li ma la mën a waxaat ci dosage nit ki su fekkee ni mënta doser garab war ta faj moo ngi rey nit ki su fekkee xamul yan plante parce que dosage yamul parce que garab bii nga xamante ne wax naa la ko muy ngeer wala muy rat nga jël rat boo bëggee rat boobu nga faj ci leneenu nit bëgg a jël beneen plante boole ko xamoo ñaari molécules yi est-ce que dañ def beneen dinañ jur beneen jàngoro nga boole ko loolu mën na am problème. am na leneen lu ñuy wax ci dosage ci garab yuy nëb tey da ngaa jël benn garab mu fermenté wu sànq si suñu waxtaan ci suuf yaa ngi ma koy laaj garab boobu nit ki dafa jël garab dosage u garab su normalement soo ko defal ci frigo 24 heures la garab war a am su passé 24 heures bi garab gi moo ngi bàyyi principe actif am moo ngi bàyyi dooleem moo ngi bàyyi fajam mais moo ngi fermenté wu xamal li tax da ngaa xas mi daa am gom xas mi daa am daakaande xas mi daa am leneen xas moomee boo ko xoolee nga def ko ci ndox daakaande googu dafay fermenté daakaande googu day dem ba def jur ay champignon jur ay microbe mu fuur mën na metti ni mbiru ni bu ko defee nag liy baax mooy garab dosage bi infusion bi c'est 24 heures wala nga def ko au frigo à 48 heures wala mu nekk ci dëkk bu sedd lool mel ni France nga def ko à 72 heures waaye bu amee ñetti fan garab ga moo nga mel ni tey ndawal lu bees ni mu gaawee fër ñi sant Sall ak ndawal lu am ñetti fan ni nga ko lekke bokkul li ko waral mooy ferñeent ak jeexital yi nekk ci garab gi asalaamaaleykum wa rahmatulah